ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. rafetlu suñu ba ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fas doori kook sénégalais yeeg doxu ñaxtu gi ñuy doxtu ñi ngànk transport bi ñoom démb ba tey dañoo amal ab grève benn fan jàpp ñaari fan ci weeru décembre mu mel ni daal ak jubóodiku la ñu nemmeeku ci seen biir ba góor a xuma di responsable syndicat bi moom ay kàddoom danañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi ñu àdduwaat ci leneen TER bi nga xam ne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre gi le ministre du transport di Mansour Faye nga xamle woon ne que dañu koy dal di inauguré mu mel ni daal dal dinañu koy dàqaat ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci ay kàddu yu président de la république Macky Sall ñu àdduwaat ci leneen coalition Wallu Askan Wi démb dalal nañ waa CUDIS di cadre unitaire de l'islam du Sénégal ngir nag dox tànki jàmm ginnaaw bu ñu jóge ca Yewwi Askan Wi daal di jàppale janook président Macky Sall bi la yoon ci Wallu Askan Wi la ñu daal di dem waaye mu mel ni daal ba tey li nga xam ne moom la ñuy xaar ci yooyu les sartu waa Wallu Askan Wi si ñëw ñu ko Waly Balago Seck moom d'accord daal di nekk ambassadeur li leen di CICES ginnaaw FIDAK bi nga xam ne moom la ñuy daal di waajal ci weeru décembre gi la ñu nekk moom Waly Seck moom la ñu daal di nag tànn ngir mu daal di nekk ambassadeur bi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waykat yi ci réewum Sénégal mbokki xarit li ma di fës ci fonk yi ngeen taxee lu bàkk bi jàll ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi noonu la ñu koy dooree faram-fàccee ak grève transporteurs yi benn fan ci weeru décembre ni ki démb bu jàpp tey ñaari fan ci weeru décembre ci la ñu bank seen ay loxo auto demul auto dikkul transport commun bi ñoom mu mel ni daal di nañuy tàmbali dundu conséquences yi nga xam ne moom la daal di def ci réewum Sénégal ñaar fukk ak ñeent waxtu yi nga xam ne daal di nañu koy amal ab grève mu mel ni daal la ñu cay xaar comme satisfaction amaguñu ko ca bu ñu sukkandikoo ci Gora Khouma di responsable syndicat bi nee na lu ñuy xaar ci ñi ngànk réew mi ba léegi amaguñu ci lenn loo xam ne rek lu dal seen xel la ndax tey woote nañu ndajeem daar ca jam ñaajo mu doonoon kaddu yi ki nga xam ne moom moo di Mansour Faye ci la mu sàkk woon mu mel ni daal ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk transport bi dañoo bañ ndax dañuy sàkk juróomi ministre yi nga xam ne yëpp laal nañu boobule secteur ñu daal di fay teew lu ci mel ni ministre des forces armées, ministre de l'intérieur, ministre de l'économie ak ministre de l'emploi et du budget li waral tey ji li nga xam ne moom moo di ndajeem daar moomu mujjul am ba tey ci kàdduy Gora Khouma nee na décrété waat nañu li nga xam ne moom moo di mot d'ordre bu yees ngir nag wéyal li nga xam ne moom moo di grève bi ba keroog ñuy am satisfaction ci lu ñu bëgg ñu àddu wax ci leneen ba tey ci grève yi la ñuy desandi ginnaaw étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci université virtuel ci réewum Sénégal ci Guédiawaye étudiants yi tàmbali woon seen grève de la faim ñetti ci ñoom dal dinañu leen di évacuer ci l'hôpital te boobu ba léegi ki nga xam ne moom moo di coordonnateur national de l'université virtuelle du Sénégal di Moussa Lo wala ministre bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi di Cheikh Omar Anne gisaguñu kenn ci ñoom ñaar ku def réaction ba tax na daal dañuy wéyal seenu grève naam bu fekkee ne am na ci ñoom ñoo xam ne jot nañu ci am jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ba ñu yóbbu leen ca l'hôpital ndax lu ñuy sakku dañuy xaar rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk njàng mi dal di ci dox ay jéego ci lu jëm ci wàllum li la di admission ci master ci njàng mi nga xam ne moom la ñu nekk ngir nag ñu daal di leen di ciy jox la nga xam ne moom moo di ci seen gëdd waaye ak la ñuy xaar ñu daal di ko ciy def comme ay jéego ñu jeex àddu wax ci leneen ginnaaw TER bi nga xam ne moom la ñu doon xaar ñu inauguré ko
ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre gi la ñu nekk mu doonoon kàdduy Mansour Faye mi nga xam ne moom moo yor wàllum transport ci réewum Sénégal. bu ñu sukkandikoo ci l'observateur, inauguration boobu dañu koy dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre. li waral lu ni mel nag mu di ab dogal bu bàyyeekoo ci président Macky Sall ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre gi lay bisub ajuma lay tombeel te itam dafay tombeek bés bu nga xam ne feetu Noël la ba tax na daal li la di teer bi xaalis bu takku bi ñu ci dugal yëpp te sénégalais yi doon xaar boobu la inauguration dafay tax rek ñu dàq ko ngir mën a may li nga xam ne moom moo di inauguration teer boobu visibilité waaye itam sénégalais yëpp jot ci ndax bu tombeek li nga xam ne moom moo di ñaari point yooyu rek dafay dal di handicapé li nga xam ne moom moo di inauguration boobu rek. ñu àddu wax ci leneen ci langu politique ginnaaw li nga xam ne moom moo di décision bu coalition Yewwi Askan Wi ngir lànk ba kandaar ne duñu signé charte non violence yooyu nga xam ne ñi di waa CUDIS demoon nañ janoo ak ñoom ci waxtaan boo xam ne daal dinañ ko fay tënk. président Macky Sall recevoir leen ca palais mu mel ni daal bi la yoon seenum ndaje ak waa wàllu Sénégal sartu bi ñu doon xaar itam wàllu Sénégal daal di koy signé ñoom def nañ ni ko Yewwi Askan Wi signé wu ñu ko benn yoon moom leen ndaje nag ni ñu ko amaloon ni ki démb. ñu àddu wax ci leneen wàllum passeport diplomatique bi ñu doon xaar nit ñi wax ci rawatina nag li nga xam ne moom moo di justice ginnaaw bu ñu yëkkatee mbalaanum kiiraayum ñaari député yi ñuy tudd ci wàllum trafic passeport diplomatique mu di El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye lu tollook ñetti ay bés yoo xam ne xamuñu ñoom ñaar li lay coow fan lay mujjee bu ñu sukkandikoo ci source a li nga xam ne moom moo di loolu la coow waa division des investigations criminelles ba léegi àddooguñu wax ci boobule dossier. ci boobule coow la ñuy desandi ndax ki nga xam ne moom lu jig njaag mooy njaag di Boubacar Biaye daal dina ci wax ginnaaw bu ñu ko dékkee li nga xam ne moom moo di micro wala mu jokkoog ñenn ci suñu ay natango moom El Hadji Boubacar Biaye moom nee na li nga xam ne moom moo di coow loolu le ñu koy wax ci wàllum certificat de mariage officier état civil bi nga xam ne moom moo confectionné li nga xam ne moom moo di document boobu itam war nañu ko mën a gëstu ba xam kan la te li la coow bu boobaa du mujj fenn ba tey ci yooyu la kàddu bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Sall mi nga xam ne itam coow li loxoom a ngi ci biir nee na moom bokk na ci ñi nga xam ne moom taxaw na ne ñu yëkkati seen mbalaanum kiiraay ngir yoon mën a def liggéeyam ba jamono ji bal bi mu ngi ci camp ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk justice bi ngir ñu mën leen atte ñu àddu wax ci leneen coowal kilifa ak li nga xam ne moom moo di ay vidéo mi ñu fi génne woon ci fan yële ci ginnaaw ba waral moom kilifa jamono ji mu ngi nungu siin taxoon mu dal di déposer ab plainte fukki fan ak ñett ci weeru septembre gi lay ñu weesu moom kilifa nag ginnaaw bu mu àndee woon ak ay avocat am jàpp ne que dañu ko dal di def li nga xam ne moo di diffusion de données à caractère personnel boobu les plaintes nag ki nga xam ne moom moo di Dame Dieng mi nga xam ne moom mooy directeur général bu Leral TV convoqué nañu ko altine bi la ñu dëkkmal ginnaaw li nga xam ne nag moom la ñu koy toppee mu di diffusion de caractère personnel. ñu àddu wax ci leneen détournement gi nga xam ne mi ngi mel ni tuleeg male ci yenn secteurs yi bi la yoon ca fa nga xam ne moom moo di ca poste finance la ñu ko nemmeeku lu tollook milliard ak genn wàll goo xam ne dañu ko fa détourné ba tax na ay plainte yu ci jiboon teg nañu ci loxo ñetti nit mu di chef de l'agence principale bu poste finance ak chef du centre sec postier posto bi ak beneen waay boo xam ne moom moo nekkoon ci li nga xam ne moom moo di benn responsable de caisse moom itam teg nañu ko loxo bu ñu sukkandikoo ci li la di libération ba tey ci interrogation yi nga xam ne jot nañu ko ca dal di amal ci ñoom ñett ñooy nga xam ne teg nañu leen loxo ginnaaw jamono ji ñu ngi garde à vue la ñu jot a xamle mu di boobule xaalis bu tàkku te toll ci milliard ak genn wàll gi waral ñu teg leen loxo dañu ko dal di abal yenn entrepreneur yi ak yenn fournisseurs yi waaye itam dal di koy abal ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci biir poste finance di fa liggéeyee directeur général bi nga xam ne moom moo porté woon yooyu les plaintes itam ginnaaw bi coow li jibee dañu ko mujje dàq maanaam tekki ndombol tànkam. ñu àdduwaa ci leneen lu ñeel askan wi ginnaaw li liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci wàllum mbuxum division spéciale de la cybercriminalité daal dinañ tegati loxo réseau bu mag ci Parcelles Assainies ca cité Fadia ñaar fukki doomu aadama yoo xam ne jot nañu leen teg loxo mu di THIAD di ab sénégalais fukk ak juróom ñetti nigérien ak benn guinéen ca cité Fadia la ñu yoroon seen réseau di ci arnaqué doomu aadama yi ginnaaw bu ñu doon jëfandikoo li nga xam ne moom moo di ay faux document administratif ak li nga xam ne moom moo di
ay carte consulaire nigérien ak lii di turc moom lañ doon utiliser man caa ubbi ay compte Orange Money ak Wave di ci arnaquer nit ñi ginnaaw réquisition bi nga xam ne itam tax na ñu daal di dem fa ñu nekkoon fekk nañu fa li nga xam ne moom moo di benn cachet bu gouverneur bu Ndakaaru doon ci itam utiliser li nga xam ne moom moo di cachet bu gouverneur boobu ay faux licence taxi ak lu ni mel loolu la coow wala ñi nga xam ne teg nañu leen loxo mu di bande boobu nga xam ne ñoom ñoo doon nekk ca cité Fadia di arnaquer nit ñi loolu ñu ngi leen teg loxo ni ki bërki démb ci talaata ji ñu àddu wax ci leneen coowal kilifa mu mel ni ki waral coow li di Thier mi nga xam ne jamono jañuy filmer kilifa moom moo nekkoon ak moom ci oto bi mën na ñëw sax ni ke moom moo yoroon portable bi di filmer kilifa ginnaaw si la waa Leral TV jot ci boobule vidéo moom Thier moom mu lee bàyyi nañu ko mu ñibbi këram mu mel ni daal waa Y'en a marre loolu la ñu doon naqarlu ni ki démb ba doon daje ak taskati xibaar yi di dénoncer li nga xam ne moom la ñu daal di nemmeeku ci loolu la coow kumba am ndey ak kumba amul ndey mu mel ni daal Guy Marius Sagna ba tey moom fa mu tegoon loxoom tegiw ko njiitum réewum Sénégal lu dut baaraam tuuma ci lu ñu mel ginnaaw justice bi nga xam ne indépendant wul benn yoon ci li nga xam ne moom moo di nit ñi àtte askan wi ba tax na itam ci yooyu les kàddu ki nga xam ne moom moo doonoon avocat bu Thier di maître El Hadj Diouf nee na moom moo plaidé ba kile di Thier di ab client am génn ndax Thier deful dara victime la rek ci mbir mi. ñu wax ci li nga xam ne moom moo di programme xëyu ndaw ñi ministre de l'environnement et du développement durable dal dinay signé lu tollook juróom ñaari junniy emploi yi nga xam ne moom Abdou Karim Sall moo ko daal di firndeel ginnaaw occasion bi nga xam ne am na ko ci vote budget 2022 gi nga xam ne doon nañ ko amal te boobule budget toll ci 37 milliards 993 millions 685 mille 121 francs CFA mu mel ni daal moom Abdou Karim Sall mu jël na ab décision ngir nag ci xëyum ndaw ñi ci lu ngànk ci lu ñeel secteur bi nga xam ne moom la ngànk ci lu tolloog fukki junni emploi yi nga xam ne moom la fas yéene amal lu tolloog juróom ñaari junni ya daal dinay signé nag li nga xam ne moom moo di loolu le di emploi yooyu ngir nag gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di xëyum ndaw ñi ci biir réew mi. Wally Ballago Seck la ñuy jeexale xibaar yi ak li nga xam ne daal dina koy nangul ñi ngànk CICES mu mel ni moom Wally ren moom la ñu daal di tànn ci ay moroomam mu nekk ambassadeur bu lile di centre international du commerce extérieur du Sénégal di CICES ginnaaw bu ñu jàppee datu FIDAK bi di 29e édition bi nga xam ne juróom benni fan jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre gi la ñu nekk la ñu ko fas yéene daal di amal moom Wally itam daal dinañ nangu tëgg concert yi nga xam ne moom la ñuy amal ca biir FIDAK ginnaaw li nga xam ne nag moom moo di kàddu yi kile di directeur commercial bi di Jean-Claude Ngom nee na Wally dafa doon nit boo xam ne moom ràññee nañu ko ci réewam di Sénégal rax ci dolli mu am public mbooloo mu takku topp ci ginnaawam kon bu ñu ko choisiré ngir mu nekk ambassadeur bi ren lu war a mën a nekk la te itam jàpp nañu ne que dañ ci am succès mbokki xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndax keppe di ñaan ngeen woy suñu programme di leen ñaanal fanaanum jàmm te leen di jox dig daje ëllëg incha allah. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax